assalamu alaikum badin juwir lalu bomo be kontonde toni kontondi mala alnal badi mala rohiyatu toure Eco TV International the People's Choice taja comme ndal taka kol bin kala don ko extraordinary kol ka manale nanja ka be jabake so wotale kol min keta lokmo kono na be jabake so wotale senia set dum bidum fana no kol na tala nan mi yalon koy kumata bakele they are all regarding the national development to kol to dum mol fana be jam min yalon ko segment on natinam bebe mutala ngi ka ngi be bondale nyoto ba janni wodoro ka fale ko Eco TV International the People's Choice albola jibe contentim pour que na episode sifa jama aliatra kam follow Facebook TikTok ani YouTube no sponsor la fana be ko mon le kanana ye bloka fu mon maka programme mo sponsor no nimi lafta ka sponsor yabe mina kila doro no balba screen no bale bole mutati ye contact pour que programme mo sponsor no mbadin 6 secondes ko lo ani mbadin badibum ko lo binye la fe ngosoto jana ferenti lari nga pupa do fana bari zafre ne ni nata ni endo mi na mesi bara bu kesi ila diya fe on nyenti na mesi doro do fana mbako noto mbadin no fenta ba jala jabara tambadi bum ko la yanyi lon jaya ka so mi jenda mo ma dati fulu fam ba hani video ko noto ni parita rek sinana mo fana mi sa jani baduna programme ko noto ka fale ko binga segment on mi soto wala di audio regarding Sidi Ndiaye la kuma kan on ba sakulet kan san sententing ay kuma jamal mutata from the audience min yalon ko keta citizenoti e be comment ka ko la min yalon ko de don take it well and nun fana on kudo fana keta brikama min keta a big tragedy involving momi yalon ko la mental health mental stable limbake ay mol barama brikama sate kon na system keta zenab te fana mbo ko wala mole ani AIC la supervisor fana tankatale fana resign tale yankuba dabo ba brikama la chairman fana commenter jela mbo fana natila nan ka be jabe ke so wotale sandu mbam moñol blado jani baduna programme kono yamul konton Abdullah okay rohiyata baraka bake no kuma kan woni nyate no comme la ganal badi male bi jang Abdullah so Eco TV International the People's Choice comme rohiyata ya fale nyame dama our weekly news interview dal taka min fena ay nan jang e fer monde aning e fer Friday so ko kilingo den damba so alse sino de mol patun damba ngana min faaje karngana ko biwo kay biata son yan anim fana benna boss fana tentula bake rohiyatu ma jela min kera tum karar because tisatul nyinya ngalo camera le ni se sono set of wala no yamul zoom na mo findindi no because ni mo ko de mi yalon ka nyinya tale kende ga mi be do ko wala mo fana ko do amari bala na fulo bonde kan ha ba do ndi kan ji mi yalon ko hanata famala wan tol min be do ko ke kan ay do fana man fen so min be min fala na man ke ka ten tum be do ala si ma ya ban jata ken dani harje fironin tanko ni laban ko nyima sa ja fana ngaka ataro bonde dame pour ka ke min mujanti afanan kana fo wala ka hitan dalda mamul kontanta bake min ke tisa to la karon ani sa mbeti ya mamuru ndire kam because mbadim fana fano ben jibe ka nyame bi wo kay bi fonna se bi jamin ka diam fan kay na kama ka ko yote fo ni he wa media mamuru ndire kam ala baraka bake nyemon ngam fatawono bi ni pare violence la ndele nana nan mawula ngata sita ma fangon bahna elima machallah roxi ci xelum ñeelaat képp kuy sétane télévision Eco TV ñu amaan mbégte lool ak contenté àndaat ak yéen plateau bi nga xam ne mën nañ di ko ànd ak yéen nee naa bu ma teewee ak yéen damay kontaan lool di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo fi nekk Ablaye sama xuloowaale sama yaay Zeynab Khady fàttewuma ko di wax ne ñu ngi jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne ñu ñuy topp ci émission bi nga xam ne mooy Eco Show di leen wax ne continuer leen di ñu topp ci Facebook YouTube ak TikTok ñu continuer di leen bëggal yéen ñu tax a toog fii tey nag comme ni ko Ablaye waxee waxtaan bi dina neex dana yaatu lool xawaay nag du ma xuloo dinaa ko bàyyi mu doxal xoj na ma léegi ne ma naa ko bàyyi mu wax waaye xam nga moom boo ko bàyyee Ablaye ñu ne woo de waaw te man ma foog ne yaa ngi Ablaye waaw mu ngi noonu su ko defee di woowaat sponsor yi nañu ñëw ñu suñu ànd ak ñun ci émission bii nga xam ne ñoom ñoo tax ñun ñu toog fii nañu woote ci numéro yi ci screen bi waxtaan ak ñun ànd ak ñun ci liggéey bi ndax wax dëgg yàlla bu ñu seetsee duñ ko réccu Eco Show bi tey nag xam naa ne du ñàkk comment section yi dinañ laajte live TikTok bi waaye dañ leen di jox dig daje ba Monday wala Friday ndax tey affaire yi mooy loolu daa am tuuti téq-téq waaye xam naa ne live TikTok bi dafay neex lool gaa yi ngi koy xaar waaye incha allah rabbi mu ngi noonu su ko defee roqi ma bàyyi la nga doxal tey nag am nañ fi ndekki lu neex a neex fonde ndekkil faana
ku dul faana mën nga see bañ a lekk. ndekki bi dafa ñu naan ndekki ñëpp la. kon boog baax na kon mën nañ leen see sédd. waaw si kunaay dem sa kii kooku noonu. mun naa ñoom dañ ko moomali seen bopp parce que ñoom ruy. even weeru koor sax dañoo or from morning till evening ñoo jël ruy bi nag. te tey boo leen gaawutee rek mu jeexal ruy bi yëpp. waaw xam nga lii mën nañu woowee fonde. xam nga fonde. ooy xam nga fonde lii fonde dañ koy woowee fonde. loolu laa dégg de. understand lii mooy fonde lii ma koy tuddee nii mooy kook. taxaw bi dañ ko dee ak kalama. nee naa la bu ma nekkee si plateau bi di lekk bu taxaw di ma xaar danga may teg nga ma ba roqi. ba di nga ko ndax. Viewers, baade kontana baade romerla min jibela comme ya woni nane I love weekly show min canal every Mondays and Fridays right here on Eco TV so comme rahya ko nyame dro bi fanan nak be dive into what happens during the week na discuss on them elaborate on them and probably someone that will get it so kontaan da baake na da wax mo nak ak xolam kan mo so wala ni ko la mu yisi mu doon jooj nga mu doon jooj then our program will enjoy the rest of the program. Thank you so very much. Okay. Alright, kadi abarka bake itado bi ina ni tadi amu fonta siala parce que minum ila feona ba lorinja badi mun ko min kala dra na bi alla feon ba larinjan min abla yalla ka fe min ko min si mi den joj ndo ran do indre diam ya kadi ko ma dara na fama badi mun ko bi ko dum fama bari mbala ma kan sen ko indre diam la de modon dangan de rek yo badi mun ko je daw dadoro mono mi la ting la Eliman nda olu nga kadi lu ma fini léegi nii mu ne moom daal ruy nekkul tingal waaw léegi nag xam naa ne si kanam tuuti yëf yi dina leer nañ dina leer de ndax boobu tey mu ngi naan ma bul jeexal ruy bi léegi nag comme moom ko ruy warul am problème mu jeexal ruy bi waaye rox yi dama jaajëfal tey suñ caméra ledi caméra ledi dañ leen jaajëfal bu baax ñoom jàmbaar lañ lool ñu ngi def liggéey bu am solo waaw te xam nga bu ñu génnee ñun ba naay ba affaire yi taaru ñoom la waaw te di wax askan yi tamit juma mubarak comme que tey arjumal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp for and also a happy weekend bu ñoo defee nii mais tey suñu plateau bi tey dafa nice kay dafa nice lool macha allah ñu ngi Eco TV nag tey bulu bi waaw olof daf ne kuy xalam di sa jaayu barke ba yaay borom ñun ay staffu Eco TV lañ moo tax buñ ko mënoon daal la ñu sol Eco TV lañ ci bind tabaski xarum tabaski mu ñu war a xarum tabaski Eco TV lañ ci print dégg nga wàcc soo mu ngi noonu bàyyi la nga jox sama yaay mu nuyoo sama yaay tey daa gën a yànje sax moom nga nuyu nit ñi waaw jërë ngeen def Rohyatou Touré ak Elimane ak Ablaye asalaamaaleykum xaaral bul ma wax Touré nga bàyyi ko noonu rek jàlle di dem Touré man di moo di ning kalata karamo deda karanda man karamo re Rohyatou abarka bake asalaamaaleykum réewi Gambia ma la waat seen xarit seen soppe Zeyna fii si Eco TV International The People's Choice nee naa leen programme yi Eco Show ñoo ko daaji si paquet mu nekk programme bu ees tegal leen ko si table lépp loo xam tamit ngeen xew biir Gambia rek si biir réew bu dinañ ko asi waxtaane ko yéen comme bokki seetaankat yi toppale ñu si biir jërë ngeen jëf for the last time ma la woon nag man suma sant bi dafa précieux trop dafa am doole Cissé Kounda da ngeen nekk respect ñu photocopie leen waaye Cissé Kounda dañ ne yéen talibé ngeen di ma ne Cissé Kounda photocopie leen loolu lañ war a nangu loolu ñoom dañ ne yéen talibé ngeen baax na soo roxitee lan nga ñu amal si table bi tamit li ma leen amal ñu nii ruy laa leen asil waaye nag ruy bii nii nag dama leen taamal su ma demee uti ruy ma den jëndal leen ko si soose waaye nag tey ruy faana laa leen cum waay waaye Elimane dangaa compir ruy faana bi compir ruy soose bi nga seet ban moo daal laay wax naa la ko bu yàgg de tey bii dàq nañ dem si liggéey bi askan waa ngi xaar ruy kay yëpp benn bi parce que bu keroog naan nga ko woon keroog ba mu jeex fii tàgg te dag jeexagut boobu neex na non boobu neex na waaw ruy yëpp neex na waaye bii neex na de dañu laajtekat yi kat naka la ba moo gën a neex yéen a ngi may tooñ parce que boo dem fàttaliku di ngeen xam ne man ruy boobu naanu ma ko dara lu ma ci wax Abdoulaye wala ito fa ma fa ñëpp mënoo karakar la dabal mënoo si yéen ringi mo naaji ko mo dem belari njal hani ka ko nga do man dim bondi ma ke so bi ta fa nan nak pour ka jibe do rabe ñama man ko comme laftalal ba jibe la do pour ka tam bana caméra wal be janne ngi hakilo bo ni caméra be janne
every angle ba lori nje bana as badi ngol sa feltin baduna programme ko mba dati la dami to follow dor wala newspaper review nu ngami follow so do jada wala foraya. Majority leader responds to 2 ECOWAS lawmakers who questioned Barrow's start-term bid. Migrants survived by eating raw onions in the Sahara. Ivory Coast dissolves Electoral Commission after sustained opposition criticism. Governor says central bank's reserves reach $535.6 million US. Minister says Gambia integrating climate goals into public spending investment. Rights groups gather in Gambia ahead of African Human Rights Session. Trials of Gambians abroad linked to Jammeh era rule. Mading jibirla in the Foraya newspaper. Maflanja Misotodoro, or in the Standard newspaper. Judge frees 3 over death of baby subjected to FGM blast shady investigation. Gambian embassy alarmed at high rate of visa overstays in US. Gambian US judge, diaspora leaders tell oppositions to unite or hand Barrow victory. GID says Gambian passports found with Nigerian woman in Canada void. Alcalo claims he was asked to retire over son's opposition ties. Nigeria bans use of DR by honorary degree holders. Badin jubir lalu ñeneen the Standard newspaper di sa laba nga min soto doro wala the Point newspaper di. 5-year leave for Gambian refugees in UK no longer exists. African Rights Forum opens in Banjul amid calls for stronger civic space protection. No case to answer. Infant FGM death trial ends in acquittal of 3 accused women. Gambia face Iran in international friendly May 29. Murder suspects of 21-year-old Forex Bureau staff freed after months without formal charges. Judiciary moves to tie promotions to performance in sweeping reform drive. Ajib Bank MD makes history with top West African banking appointment. Point celebrates 2 staff after graduating from UTG. Access Bank Gambia drives digital payments adoption with Access More Pay QR code solution. Badi jubber lalu the Point newspaper de ko aliya mo nyame do ngi newspaper sabol min beri aliya fen soto jël mi yalon ko alba fayla ji ilima am nga dara nga wasi newspaper waaw dafa melni yaatu na waye point bi dal xamna ne est ce que duñ xol point newspaper dafa xol wala am ni fi ben bo xamne comme Gambia dañu face Iran dañu am match ak Iran waaw loolu moom loolu baax na loolu moom noonu comme bu mënoon di am effet noonu ñu am ko ñu jàkkaar loolu day baax ndax compét bu bari la daf ñu dimbali waaw loolu moom am na solo loolu bu Iran jeexee sax ñu attaqué yi waat keneen loolu dem keneen loolu laa bëgg Sénégal laa bëgg ñu jëlaat Sénégal waaw da camara mu fa de non laa soxlawaat waaw xam nga dafa war a suuf silu waaye kooku laaj ma ko loolu laaj da boy Abdullah yam misri ba fal na game moto bit Iran ya rohiyar ko ngajale botaka newspaper dit te kuma mbebe newspaper ta mu nitu kuma ya tale so meddula dantan ci bela mi yalon ko mel fela kadiamu je min keta America la embassy they complain the overstay of Gambians in the diaspora, which is America, one, and also those migrants which they survive through eating raw onions. Elaborate law of Fananton. This friendly game of the Gambian in Iran Fanantema. Because Najele
diaspora ko fana they are advocating also for unity among oppositions. Why they are topic of interest. Why come benna dia mo central dan wala migration oti because nata nan Gambia jibe sententi on employment tonya benna usual over batandi kan an telo question no minti mo buka fo moy ko comme la guli yata ba kono yatama why come like situation drag people to travel. You can understand. So say mo mi yalon ko travel ta atara through sila wala atara through bagwe that person want to change one or two things in his home situation then. So say now imagine those people that survive eating for raw onion in order for them to reach their destination. If those people die, you might have a question now. One, I blame the government. Government blame otakaro rahiyadu ajal yin tamu illegal migration a ovala dimitale number 1 ni tata jangi ka galla document kayto soto foy do ko dati ake mari fenkele ake mari ko karam nda wala karam foy sita if the country is not an English speaking country, in order for you to fit to the system you need to learn their language in order for you to fit. That is one. Ngadibe 2 mina yalon ko itata. If there was like opportunity for them to stay in this country, obviously they will stay. You can understand. Janatara we have many skill centers. Kujama bijami ya lonko funding kelsi famojenoji. Roya diti tala yen nyota ya wafi fanka so kono. So I blame the government. One, let them try and create job or skill centers where you know that come like you'll so say famojeji no tata waketa ave illegal migration fanan fena and in American embassy fanebe complain kamina come like the overstay of people outside. Obviously rohani ite are naming to koma ni tamata and after 5 years of visa 5 years well the American embassy gave you 5 years why tata and within that 5 years it in 5 years on your documents are expired. You cannot go back until and unless they issue another one. So others will prefer if they go 4 years in young yela family GB. What they work within that 4 years and they enjoy it with their family. If they want to build, they build. So same 5 years in young you say that yetara do kola. Odo ko fana ni do ko fana kono ila kayto nata expire. The only thing that can help you is if you intermarry there. One, if you intermarry, for instance, nata Germany and other countries, they are Schengen countries. But there are also another countries, the likes of Ireland. If you are not having the EU passport, you cannot go to certain country. Mimbe, for instance, Finglana, Maribe J struggle la nyame wala Germany, mimbe Gambia jenga fanamba finger wala nyame. So is it no maybe another Schengen country? You have access to certain Schengen countries, but certain Schengen country also it access certain knowledge because of one you are not having the EU passport. So the government dan lamina. Tamo nim firimo tonya ajam fatal modo tamata mon firim bari modo tamata harje sota firinta so mbe man sakunda dan lamin be dan lambe apil la kendeke because ndal mo banko dingol lati mam fenga rohiad ka do ko kela banko ka fenna man ti hawati fenna man ti ka do ko kela banko janni be jam fala fana ya lado mention about this irregular migration igam faham about comme government ya skill center yel skill center yelo do manke problem fonti is skill center yelo no hanibi ate mo be ko vala no igam faham but mo problem moti ngata nga karam fanga ji ngata fodering no fana ngana stories big maybe about naba do yala 3 years le ngana 3 years big wala or more than that ngana stories big ngana qualificational based to ngana so ngata dulato ngaji ki damto yalon ko job market le ndunda ba min la abeje do ku sifan bije ngafuta je masoto munen di reason mam molonje I don't have any connection nepotism la ka borija Gambia sa yalo malo nepotism la ka borija connection wala ne se ka it is not what you know, it is who you know. Nyam mi londron e ba do ko soto no tamola wala ko woti jan so ni ay do ku la fanal minul yalon ko yeb iba pour position muta comme ka mol employee yo si fable pe mol position baba tarabo dante yalon ka as he is responsible for ka mol employee na abadi ngol rabito la kamal na pour sa benefit ay terasa calculate ke to la family do kon so sam it ya mira the other person mi yalon ka ba outside qualification babula 45 jita o tata do ko ni mi yalon ko clearly yalon ko ni qualify ta ñin tol e ma sonna dila wala ti am ta ñi yetal position o traitin la o be o fana aussi fa be ka tari sometimes hanna tara ko mi la connection do ronto jeber ikambe ko hanni nat na position ba traitin
funa that is selfishness wala na Gambia wala na backward kan to isa mbalo li nga je Exactly. Daniel Domani because more graduate UTG graduation no tamita when UTG graduation I have a friend whom you know that the guy is going to the university you can understand so people we are posting bachelor's degree in the Gambia is just a mere paper. So what the struggle that the person is having, maybe tuition fee complication and also the traveling and everything. Yala I mean fanya konye ko nunta graduate every year mo konte ko bachelor's degree is just a paper. Nyo mari mbe nyo father because of man na struggle. One, you elaborate on that man la fi kana ko denke kamurunyi irregular migration because to ko mi yalon ka wa. So sa ni na fana Gambia ni Iran na game wala because being inatana ya populace coming like Gambia ni Iran yantaka pilele my audience yale outside defended hey Iran is not safe Iran is not safe Iran kelobie why come ntala mira loto banko se doya nyawenya aka influence totally you can understand Gambia here our minister of youth and sports totally likewise Iran so even this football land they are even if they are not directly under the minister of youth and sport why mbajela ko coming like footballer dawodan for most that are under the government body which you know that they are responsible for that so Gambia fanaining Iran play maybe they can also use their influence not for them to talk to the coach but the representative of the government also in order for those people also to stabilize peace in Iran so ngado nyim fanan Gambia fanai say hakilo to noje ni tata ji they also try to advocate peace hanatare bela ko kilin jibela wala among the representative kilin eta the person advocate peace Gambia we are here for football and football is all about unity so what we are also appealing to the government of Iran let them try and maintain peace because coming like Iran violence membije it is doing more harm than good so nyimu quality which you know that I am appealing to the Gambian footballers and also their head coaches if they go they try and make the best use of their time and ability in order for them to appeal and advocate for peace because Gambians we are even known for peace yes. They understand so nunto tata yemolo minna we advocate for that it might also impact dem prito fana yow fananta ya te abarka bakela kuma ko mi wax lu am solo ci bala nga wax ki dal melni lamiña ay gëna mu ko xessel dama bëgg just wax ci dama bëgg tecc ci Ablaye di wax rek ci affaire football peace dina am sport mo leen boole inshallah rabbi secondly li ñuy def ni dafa baax trop xam nga dama doon wax ne comme fi Africa ñu gisuma dëkk bu ñu daxa football issue bi ñu am rek mooy comme lii lack of competition du ñuy compete lu bari mi ngi World Cup sorry dimbali ma problème bi ñu am mooy lii ñu ngi koy def lu bari di daje ak different kind of team soo bàyyi xel booy collectif lañ manqué waaye boo xoolee suñu last game bi nga xam ne dëgg am nañ ñu mun football so mun daal kontaan naa si trop te lii bokk na si li ma doon jooy si suñu booy si kadida be nga ñakan Well, like both the two topic of discussions, I mean, then in sport la and irregular migration. I have a concern in it. For me, I believe that sport and activity me along unity, encourage than any other thing. No, I have everyone should be an advocate. That is what I believe in. This is bad. But sometimes we need to step up. In as much as that maybe directly the Minister of Youth and Sport might not be there, but they are representatives. That if they go there, they advocate for peace. Probably. So important that football lal fana be hakilo to la woto and their administrative sana be hakilo to la woto ba ke yaje ko kulon ko mi yalon ko amanke ta appelé do yamuruna bari ta ya impact hanna to replay to unity ke ya be socialized and all that. At the end of the day, let them advocate for peace so that stability so stability so the next thing is with regards to irregular migration. Personally, it's something that I don't dwell much on it because I'm thinking me ko dunia lo ta wala kan tamu kay brin dunia lo wato mulbe tama kan so people are migrating and then we cannot stop migration. So just as you said, in as much as we need government stand on improving so many sectors, there are so many institutions in this country right now. Private sector will operate, but at the end of the day, it's our attitude that we need to change. Gambian all we need
to change our attitude. Nimana attitude change, development might be hard. Because I find nepotism and favoritism, it depends on who you know. Yeah, women graduate, graduate from UTG. Personally, if people tell me that you graduate from UTG or you graduate from their paper and so on, if it is just a paper, go and get it. It is your paper. So Maria struggle with the late night studies. I you big if I you document so as it's just paper. Because me are because I'm Canada goes at the end of the day. Amando Konyini, but don't do Konyini, but you do Konyini Soto. So I tell people that I don't have an uncle or auntie in government or in any sector. So sometimes I need to work hard because I'm the auntie that my niece have to look up to. Because country ni yolet and molla. So we need change of attitude if we want development. So I think we should understand on it to come like more that trying to put things into consideration. We change our attitude and how we approach things. Then the higher ups can go to better level on 75% better level. So cool so way change positional demo based on their merits, what they deserve, not because you know them. I think that is where the thing has to start. Thank you. That is where the thing has to start. For but 1 minute more during the Iran Qatar World Cup equal. Yeah, come like me for come like Iran will contribute to the football or they are big no because currently Najele ko qualified to the World Cup. So yeah, man coming like couldn't welcome like Ilman fan ya playing also against big teams. Wo fan nga bem fan na strength and confidence abe wo fan bit lale to the to another level. So we are also appealing to the technical team. They try and create maybe friendly game jama because you work control fan content. Senegal it was friendly game where aketa come in Davi come in like World Cup or Walla AFCON and people enjoy more but I don't so when our players are playing come like ngela katakuoje akantul fana aka sembo di mola pour que support ken ke non so na man ke fangote odoro nek ala barka baki alla ni analyst to sa bida segment fulan jamit to wala kadi la segment noti be fambula do yeto piko ni introduce yo mo take through ngaji aba nyamen den ngana analyst lena analyze inshallah. A leaked audio recording produced by Watson Gambia, believed to be the voice of the Deputy Speaker of the National Assembly, Sidin Jah, is circulating. I tell people the biggest celebrity or the most famous person that you could find in this country is Sidin Jah. So, Sidin Jah ala cool besiaring ala karola. Ni nata dula jamato ni watin ko ne ka tara jele, but then specifically in the after discussion we center minna wala ala audio min lekta, but then jannim be discuss la on it. I will allow the technical department to source the report, listen to the report, then if we come back and see analysis care, then see can I elaborate on them inshallah. A leaked audio recording produced by Watson Gambia, believed to be the voice of the Deputy Speaker of the National Assembly, Sidin Jah, is circulating online, sparking heated debate across media platforms. The audio captures Sidin Jah claiming responsibility for blocking the appointment of Abubakar Dabo as Director General of GRTS, as well as the promotion of Usman Sise from Deputy Permanent Secretary to Permanent Secretary at the Office of the Vice President. At one point, Mr. Jah is heard asking whether Mr. Dabo is a Mandinka. The question has triggered widespread reaction, with many Gambians expressing their views. Online reaction are sharply divided. Some users criticize the remarks as divisive and unnecessary, arguing that ethnicity should not be used in political discussions. The controversy touches on long-standing sensitivities around ethnicity and politics in the Gambia. Civil society voices, activists and politicians are calling for the dismissal of Sidin Jah from the National Assembly. As it stands, there is no official response from Sidin Jah or any government official regarding the issue. This station will continue to monitor the story and provide updates as more details emerge. For Eco TV, I am Kadi Drame. Well, mbele yo moy ñola comme nga fa ñamen doro am kuti mi alon ko abe circulate kan online since yesterday, because Watson Gambia audio dole published where we the audio, whether it is authentic or not,
kumol man fintina water follow, but then it is believed that audio nyimu Sirin Jaya the discussion is with the GRTS journalist Omar and in farming some of their village people miltato nunjeka Omar la issue kacha. But then wakacha kono ngaje ko Sirin Jaya kumal fo jemilialan ko jarta moli hakil tuatu ndunga start ka debate ulindina because kuma kongol kono je Sirin Jaya tandi mol la ko mo fula ate mil appointment o disapprove just because ata mal la fala ndunga ko president o ko mal la fe nyinna ñul mo ñineti president o yol bondi ji. So now this leave the debate and the question as to who is the president of this country and who decides what happens in this country. Then mo be ba fala ko fo Sirin Jaya tan dolbe Sirin Jaya Morocco no fambe president His Excellency Adama Barrow la Morocco. So then at some point you will feel very disappointed that your entire president mi yalon ko muli la carte wadiala mo dole ka dictate. And not even Modole ka dictate, a deputy National Assembly member. And Sirin Jaya's stand is very sensitive because the National Assembly should be an independent body. Imagine more people can trust you because that is where our laws are made. That is where our country depends on for most of our developments. So if someone as such as Sirin Jaya could stand and say something like this without any basics just because of Ikafoko Marimu UDP sympathizer tiwala comme modol ya fanya because question on kono bara nyini karo ke fo follow them kono ko nyim fo ko kari mo mandin ko so say man ni ka jamal ye fanje yes because mo amanke ngamodo bagnle barim fonle jarta nyemodo e dunya mo walti ndum mo nak in as much as comme last week na so nga fanya me mba fo kam pour nga cultural diversity include nga kulke but then tribalism ka jogo waka bu mo le ya mi lalon ko we least expected from them. Someone such as Sirin Jaya with Hannah Karowning Kodo Mafatani Lado to a position that I mean wholesale as along away after the Kodo. So now Komodol for Mojama are looking up to him, people are watching him. So Anyante Miralako influence Jamalaka in this country. So it is something that we really need to take consideration on. Activists of that. Dolko if Barrow is serious, Sirin Jaya should be dismissed. And it is their opinion. There are people that are saying no because Kujamal Kerajana Mojamal Nyanta dismiss Laleman dismiss. But then at this point, this is where we will know if Barrow really isn't what Sirin Jaya is saying or not because silence is approval. That is what I believe in. So na data ko la man kuma fuje then mol ba jiral ko ay Sirin Jaya min fo wala Sirin Jaya min kan ataya approval. But the nice tantaje nak askeno ko narratives be falina. But anyways, momondi yela points rejele. So I will allow you people to do your own analysis on that issue. Thank you very much. Barka bake kadila kumo seniata. Ablania kuma sota min foljendu 3 minutes no dorona di ni extend rombela may ko fudu inata 3 minutes fula 3 minutes nata 3 minutes ben sono wala may yam fula kuma kala way mela fela num fanam na yezenam ni element so nata kuma be bul de elaborate on in denta sinanga no closing kana wori nga platform nga 3 minutes wo kay ni ko ben sono wala jan ni be senna nyola ja andi te ade mun ilman ko so sen comme like nda mbas tal dame comme bir somanda bir nata nan jang na denkilo pile yele min kata o boy la denkilo tin denkilo e mun fira ko Omar ito mi sila Omar wo fo ito si sila denkilo nyin ay kumola son because me yar nan ko denkilo nyin ay kumola son birin benzo it is not related to this but I want to connect the dots you understand so birin benzo daning UDP la ko nata abota nyokon o boye denkilo bondi bira denkilo nyim bondi ka faye ko comme like anin Gambian chain it narrate nyin keta nyame comme Dabo has been in the system but among win so say let them give chance to fenke benzuda so nata chaos within UDP now they start castigating o boy ka kumul fay which you know that na UDP respect wakam because in your own party that you are governing an outsider cannot dictate how you run your party o ko la lay o boy na ngay denkilo nyim fintinda fangay because of I wodo min fo o man dia UDP anata denkilo bonna fa ko Omar wo ito sesila Omar fo ito mi sila so sa nyin denkilo nyim do connect na dame Sirin Jaya wo ito mi sila Sirin Jaya fo ito sesila ro ikan dia mbaman ke jare tem fa man ke jare fula foro dim fula foro fulo wonde ngulu way hanama e kam mo wonu dem ay taya fonka tamen na family ko non teden diamu la de so na family fa de o mutante fe mo mo minti fay la mol sa mutefe
so ndal men fala Sidi Njie na diamo de sianna because kuma ko ngala ngata man diam way mbani nan kala minna Sidi Njie wo ito sila Sidi Njie fo ito mi sila nde dan na woto so say mbetray man la fikata deep into that so say badi mun ko jibe so say ñu tam so say men fala fala pare this tribalism rohi ni koy be mbari mba mana na ki be mara because ni amay kam famale je yeah on your behalf yeah and so me dan la wata la baake so this tribalism no quality mean you which you know that rohi anta malta fula yalla leb Muno saw. Bill, currently I am very, very emotional. I am ko Malta fulayana ne. Najar comment like if a flow use kan against the Mandinkas. Exactly. Come like abeng dimikan ne come like there are certain angers. Come like if I express lano. Najar come like depression of a siaring jang. Model city in Yamata. People are going through hell which you know they cannot advocate it out. Maybe I am part of that victim because one ni ajam ko Malta Mandinka way Malta fulayana ma fula dingol la min yan ko be Mandinko tinyaka tente bi ntata sila nga Mandinko ni last Friday min keta May sporty that Thursday I was here nabe diam kam bafkale ko ali buko lolo ne ba Mandinka duram stuff like that fonka fale ko ali mo ngam ko to mala mo so ko which was Mariama Job nga ko Mandinko nga mati kan ha do ma text mandin adoma be ster nga tele bloko ten ko to ma amsun nka ko lafta na dalla ngana nam block fo ñu weekend on lafta na dalla wala bukolo so that Friday gal na data be wante midday sport dula nso ko ta jele mutaka fata so kon that was around 8 to 9 so man nata way so Friday suba nso ta block te bin fata je so man e ko nyako je ite yat nan to ngana data be man nan so ngatare yo ke jahaseti so manda ni mu mi piwo do mo sa jamin 8 watan ta fata so inda samune fono Mandinko la karol inda fenne fono la Mandinko la karol ni sota nyokan last week we were talking about unity in diversity na fo ina sister fula ibebe futori jolaye do bi jenna bakelim fakelim so ni mo ko mi yalon ko akam patandele kono to mboka diamu nun ko be diamna nka tara ke na kam billahi akan soron ne ko so fonde bu muna ara mu jannan do sun ko wahede comme la def ma di over la jam se suma because duma di munawa because one njaha setale so nata Sidi Njie mo biling wo nsafo no wo mfulodi I bad thing for apartment dinkas which you know that is very bad wana kama muna sisa jeni ya ngo itafo mandinka dimo itafo iba kuja wo foka mandinko le binu ta fulo mandi kuma jawo fo mandinka mandinko nyanga mandinka dingo jabe aba fa mandinko tinyaka you are giving fullers and the jolas and others the opportunity pour ye fangonen so discipline ya nyanda ka start mbadi mandinko mbadi danila within ourselves ngam fango kuluba come like we try and discipline ourselves. You can understand. I as a Mandinka, I cannot start and castigate my own tribe. That is an own insult to me. So okay, I am giving the flash and the jewelers and the cereal the opportunity for them to insult you and send them my mona sisi other mbadum folo ntem men nga jewel do nit sabarero mo ndiro nyim Mandinka ndiro ro yerabe tam abe continuer la fo election e ba ntela wulo ya fo esa sa fe men ko mo jindila jala ba baraka baki ablay emotion ba hay kan bar comme ablay ni kadi ya fo nyamendro before mbaduna tribalism la ko kono ba diam la Sidi Njie la ko la folo si yala modol biji ito ke silal bari dol biji to bu ke silal ala yo ke molle sadalti doro am na sen Sidi Njie mu sadalti ba comme modol biji ala yo ke sadalati mol kono o mo sifal katraje sai ita mo yalon ko ita mo public figure di comme la diamo kono yafa ko mo katara lu koptu kayta mari Sidi Njie la case ba nyame saintenting I don't think anyone mi yalon ko ala senses ba wokkan iba Sidi Njie mo tali yake la figure parce que personally me I will not do it and don't mind any other person but Sidi Njie tan yake la model parce que minen aba role play kan nyim bankun kanjam tinyaro doronga bolo ke kanjam Sidi Njie registration da eta reje Sidi Njie biji any government position Sidi Njie ba beron ko wala tinna sam molu iba skeptical and they are asking this question truly who is ruling our country bro abehela for the face the Sidi Njie baron ko behind the scene kuntu somanda mbota ka nyawur la video play ay munefo ako permanent secretary Sidi Njie
Commander-in-Chief Sidinjai, Minister of Justice. Gambia. Exactly. I am just appealing 30 seconds. What I want to appeal, let Gambian government try and exercise separation of power and check and balance. Yes. If we have the system of separation of power and check and balance, the government will not able to use its own influence to dictate the decision of the judiciary, likewise the parliamentary. So like each will able to work free and fairly, because in Kajara, which you know that Jallo, which you know that he is the justice, head justice, that one is a separation of power. Dauda Jallo, exactly. Dauda Jallo should be free when he is exercising his own right and duties without the influence of the government. You can understand. So these are things each the government have no interference in the judicial work. Likewise, the judicial also have no authority to dictate the power of the representative in the parliament. So what I am appealing, because we are here, sometimes we are easily carried by our emotion. But what we can do, we cannot also dictate what the government should do. But what I am appealing to the government is, please, let's try and exercise separation of power and check and balance. So through that, it will able to work freely without dictating the work of others. Check and balance ni. Asi apply no daminto. Ni corruption mantaraji. But as long as corruption no bitakam, absolute power boborika. At a work lanu in a country like Gambia right now or any other country, me along apply kanji. We sans and kamija system of borikanjor. Syria melme diate abola kela. Openly lende. Openly nate mabel fonka for mana Syria bola keka. Ndu fana atelo ko kanta jaf parce que ni ko be jaf atelo ko de ka kamfa. Tribalism diga ndata diam la maybe political figure fo dem. Gambia nolu ndata diam la wala nakuma kambita wala kam parce que at the end of the day ni politician or the president ni la Musa Sara e kada to babu dule ko e buke sindijam ntolle bita ni public hospital loto mbata mi yana ko laran o sun telefon ngaje nyaaltanti mo fula ike landi laran kilo ngoka boro ta soto leptano te dita pharmacie ngoto no sol fana yeta ye rombi di kesu sika yata adi akwa sata bakel so election dum fenta banon ko naka ibe strategy use kam yan ko mo separate wala multi tribalism parce que ndum no ni ala siyo madaro yamal abo nyam politicians no last time in strategy use ko tanga fane bate ba mama diga so ndul la nyanta awela nganyale ngalon ko these people they are just there for themselves, they are not here for the Gambians ila tanto le dundi la nyola na kele nga nyo fa nga nyo barama samay to le na benefit ji. The government should be worried about that. Not tribalism. It has a whole public figure. Me alonko balorin position but mo be beji beka. It has a men fenso to min folaji. Banko kan kuje la beja me alonko ba mol hamka. E men fenso to min fola na menke ntam fuloti, karim fuloti, fenfana men fenam fuloti, ni mandin kolti, ni surwati. What is that? Na menke pour que mo tinya dorong, que mo dundi nyola. Ama nyinya. Barsa ilman de malaba yotam budé am nga touti lo fofu non indi am telephone kama jat so ilman ngamino monoto fananse domande mbino li ma ci gëna ki rek moy affaire yi tribalism ñun yag nañ ko joy fi ci suñu plateforme wallahi joy nañ ko fi ba sonu te bo baye xel fi ñun ñi fi nek different kind of headline xet mo fi nek yagul dara amna ben image bu ñu wané lolu ku ci jangut bëggutulo jang ñun nak li febar la ci suñu réew mi affaire tribalism moy dëkk te fu bëgg du dem na génn waaw ñun feebar la suñu réew mi yàgg na fi waaye nag dañu xam ne réew mi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk ñoo ko mën a defar te affaire tribalism dafa nekk loo xam ne lu jar di bàyyi xel la bëri na réew yu mu taal tribalism bokk na si dëkk bii nii Rwanda tribalism ñaari xet yooyu moo ko taal kon nañu si bàyyi xel bu baax te am na ñoo xam ne dañ koy caaxaane waaye lu garaaw la fii ñëpp a yem kenn gënul kenn wallahi nañu bàyyi war xel loolu bu baax man daal wax dëgg yàlla man bi Ablaye di wax soo gisee dagguma ko am émotion bi muy dund loolu laa doon fiil sama xol parce que dañ ko jël ñun favorite ko suñu biir dëkk bi understand nga soo loolu dafa nekk loo xam ne lu garaaw la te ñu ngi koy kii soo bàyyi xel di former président Yaya Jammeh mës na si def communication bu am solo doon na wax lu mel noonu te booba ba tey ci ñis amul ñaata plateforme lañ def di comment si affaire tribalism so ñi nga xam ne nag ñoo nekk si nguur gi si kujje politique gi ñoom ñooy di fast passé ñi nga xam ne ñoom ñoo si war a indi ay jàngale mais ñoom bu ñu demee ba nga xam ne amul benn
maanaam benn signe buy wane ne bugg nañ tribalisme jóg ci réew mi danañ indi jafe-jafe ñi nga xam ne ay civiliens lañ dëgg yàlla ñoom daal ñoo si war a jiitu balaa civiliens yi sa wax sax foog naa am nga li nga bëgg a wax soo ko wax rek wax ko si joola tey joola lañ soxlawuñ olof soxlawuñ soose waaw si joola kasume aw continue muy joola waaw léegi man tamit bëgg naa laa ñaan foofu na nga wax ko si joola bi soo ko waxee si joola suñu mu mun a diverse tuuti suñu bëgg joola comme la ñu understand from there sa brief summary bi loo wax si joola bi mun nga ko ñu summarize si wolof tuuti jaaraama moom yaa ngi wax rek maa ngi la jërëjëf ala baraka bake ko palongo jama wadi mangu merege wonom equity tribalism ya manje time esuketi gambia yo kana ko jem mi ngar exemple di wuli jama wuli jibile mbro ano sanandi lupi ano sanu pulo fulo ko tate ko manenga ko tate bare jibi jabro ko ko regerir o ma fulo wala o ma manenga ko rek ko tv so ñu bare lawe kana kama je ko non tenge kama je jibi jajone tribalism e ngale suki corruption so do kana ko war ko kaddo fang so rohi hanga mas ma jola setun ba ma luma don wasi jola rek so suma la ka jola dama de chang suma amute ken ko mané kadi toga waxa mom jola dama de chang so luma bëggona comment ti because Sidi Ndiaye mo duma wax ay mbiram because lolu kala time mo nekk di xew ci biir dëkk bi so man luma emphasize pour wax moy about this tribalism man tay suma ñëwé liggéey fekkana fi rohi fekkana fi ñun yépp jóge wuñ ci benn xeet su ma ñëwee liggéey duñ ne kii xeet bii la kii Eco TV lañ maa wax su ma génnee si biti dañ maa ne staff Eco TV nga soo la moo dee war a tax man niñ dee toog ñu ne kii tribalisme la nga toog di xuloo ak kii soose la kii pol la bàyyi ma nekk di xuloo moom loolu daf dee asi corruption te Gambia fu mu nekk ne time bi corruption daf si nekk gisa maa ngi toog si plateau bi nekkuma defa because Ablaye lu mu nekk defa farey suma yaram because corruption bu ñoo asi nii amul benn njëriñ lu moo def mooy dafa delloo suñu dëkk bi gannaaw rek because Gambia fu mu nekk dafa dellu gannaaw soo mu tamit Gambia fu mu nekk dafa over dellu gannaaw yaa ngi wax foofu point bu am solo bi nga xam ne yaa ngi wane comme l'hôpital soo fa demee witness nga ne ñaari nit si benn lal ñoo tëra maa ko gis nii man bu ma admité si l'hôpital bi man ak ñaari nit ñoo tëra boppam bi nii la ko yóbbu tànkay fu nekk man foofu la sama bopp understand so la suma doom bi bu ko admité dañ ma woo pour ma jënd garab bu ma woo pour ma jënd garab ma nekk si l'hôpital bi awma garab dañ ma woo bindal pour ma nekk si pharmacie ma jënd garab so loolu dafa doy waar balaa government bi war a toog fii ñu naan corruption or tribalism yi nii ne ñu lijjante ñun youth si lan mooy suñ njëriñ si biir dëkk bi suñ lopitaan yi amul garab number one suñ dëkk bi bari na corruption lekk bu correct sa ñun duñ ko am loolu moo gën a tax yuut si Gambie di jógee fii ni di dem baaguwee te baaguwee bu gaa di demee daf dee rek seen la noonu wax bàyyi wax boobu doon mu seera because gis nañ tey gaa ñu ne the $16 interest is going to the government. Yes, exactly. I cannot authenticate that one. Why today in the morning I came across that one, the increasement of the fare, the government also is benefiting from, they are also getting their own interest and benefit from it, which is $16 interest is going to the government. So I don't know how reliable that information is. Yes, we're going to talk about that right now. That's being the case, that side is a bit sensitive. But if that also being the case, so what the government also is trying to say that they have already subsidized the things, so we cannot also authenticate that one, because the government cannot say that they have subsidized that, and we see another person saying that the $16 profits is going to the government. So me danila wato fama fela sa ala tanjam fala nga jebula je do man sa wodo kan wodo la ani da be nganya kan ngana fari ne bare modo to je fulo I think maybe monde before monde ko resten yala dan government ba tar mo la ko mom moy kan so bobu dinañ ko bay mu séda wangum be monde inshallah ñu ñew ñu élaborer ci lolu te affaire tribalism yi fumna dinañ mëna ñu waxtan ci bobu tam parce que affaire bi dafa lifin torop dafa yaatu torop mun na ñëw wasi te Gambian si nga tamit nga gis ñu mun a aware ñu benefit tamit sa Zeynab yaa ngi busy si ruy bi nag te xam nga bari bu nga dem sa kadi ndobula dorong yela of course is close ya bari te surwa kan yiwa bar nga nantar ganay surwa kan moy so ndobula dorong ya demanding analyze then ya close mo ya fa viewer sol fa on Monday inshallah ibam nak la nan ko tanki well rohi comme noko waxe rek nta nak mba close la with 2 points ni nya boni mono ko yele may ko ci kandi nto keno la patum kala jibe ñola do anyways comme nga fa jamen dorong I'm closing with 2 points moy ne bena bi moy ne comme Ablaye lu mu wax go saga sa bopa wala nga tutal sa bopa nga fak na nit ñi dinañ la fulal so comme man ni ko fon ñantam fam ramala no ni
ni ba fola ngamin fo doro mandi e fanke kamo fani damay won nit ñi ne faana bi ngeen ma bëgg a def laa nekkul moo tax ma dee laa ko soose moo tax ma leen di wan ne man soose bari bu laa te dégg naa soose waaye anyways comme ni ma ko doon wax rek doo tuutal sa bopp nga foog na nit ñi dinañ la fulal wala rek jox la cër bi nga xam te yow mi sa bopp joxoo ko sa bopp kon ñun mi soose wala any other tribe manam day wax nit bëgg sa bopp melu na da nga bañ nit koo gis boppam la gën a bëgg dan any other person so loolu moo war a jiitu soo bëggee jaama soo comme lu mu ko waxee rek ñun suñu gisee soosey di saaga soosey kon beneen xeet su ko defee warul ñuy benn loolu lay wax ci soosey ñaareel bi mooy comme Ablaye lu mu da wax ne pleading with government pour comme like ñu help in all these issues tribalism issue mu génn fi ak gën a fi government should understand that at some point it's not a plead because we pay them is our tax that we pay every person that works in these public sectors so ñun mi nga xam ne ñoo leen nekk di fay luñ bëgg loolu ngeen ñuy defara soo leen bëggee jaam man loolu lay wax ak nguur gi parce que you cannot be in public offices we pay you pharmacy ak ñu nekk si marché yi seen xaalis ñuy pay tax to pay your salary nga ñoo toog on platforms insulting them or sitting at some meetings insulting them or discriminating them loolu dafa war a dañ si Gambia bi fii nii suñu bëggee improvement as we are in election year am na yoo topic yoo xam ne dañ sensitive trop boo ko laalee surtout tribalism soo koo laal mu mer même soo waxee joolaa day mer soo waxee soose day mer su ma si waxee ma mer si soose la keneen dina ma ne waa soose la moo tax it waaw soose la ku la saaga nga mer nag kon nag nañu am yoo xamante ne nag buñ ko dugal si suñ système bi suñ bëggee jaama nguur gi nag government bi su bëggee nit ñi xam taxawaayam si affaire si ñi nga xamante dañ ngay taxaw si plateforme si special on government platform de saaga other tribes let there be serious consequences for it nañ gis exemple nañ jël exemple on one person dañ ñëpp dinañ régler waaye ku ko def dara xew si ku nekk lu la neex ngay def rek so mbaari jibeer la comme nga fo ñaamen dorom ko ñi bedati lam fon la ngam fon horoma den molbe mol horoma bar ni mo kan ka be ko la ala baraka baake o monde inshallah nga ku do na dale min gena be tren kan wala ko mi alon ko wala comme ñing topic ko ñing ka mo information na ta ko ñe because han sen sidi njay man diam follow ko ñina so inshallah fo monde mba fana batu kan dum comme yemi fodoro ibe fana respect le mo len respect is reciprocal wodara ne but me tame for respect you cannot expect Abdullah I cannot expect to respect me when I don't respect him wala man fa respect that is the thing mba tambela dron say ko ma fola do la fa do la ko fola ji fa no mbadu monde binana ne inshallah ni nakana ilaf bo wala mba won aw plus di la yo lafta fem fol do ya ro ci da war di ma dendale mo so le ma joxute experience man monde suma ñewé man may to fi ni man caméra la di mustatal ma fi ni suma 1 hour bu correct ma wax duma bu nga wax gañu AI si di jaay ko for you no I will do that one on Thursday inshallah next week okay mbadi juber la samba boloto doron kanata na topic saban jamto minketa zena fane segment do soto mi yalan ko kuma yata bakelan dum ati mukulan mi yalan ko ni ku yafana warta traji dile moma duwa batsan zena ñu la bay rek nga yobbu ñu turu sa topic bi rohi jërëjëf si dalal bi ma lay amal tay moy lo xamne ne mi ngi xew Gambia tamit mo nekk di gëna train ak kay ñooñu noonu so bëgg maa autour so lu xew Brikama mooy boy bi nga xamante ne nekkul dafa mental mun naa ko time suma xol ba fees ma war a seetaan vidéo bi pour ñëw toog wax koo yéen so mental issue la am mu fekk yéen a boy Brikama góor leen ak yooyu noonu so because kaa bi nu ma ko doon déggee woon like lifin moo fa nekkoon di xaaru ko di jaasi wante so waaye kaa bi moo ko gisee dama fa ne gars yi wane ne comme nit yi dañ fa nekkoon di jaasi wante waaye xamoo ne benn nit bi moo jaasi wante waaw du yaa ngi amee vidéo waaw léegi bëgg naa technical département ñu play ma vidéo bi ñëw am yenn yaatal ñu si def ko do moo fi ñëw dem ba si guddi mu ngi amee baag mu ngi sol jompa after mu jënd cigarette si jaakari cigarette yi fi mu tukk ko mu cross sali mu ñëwaat mu fekk boy ñu ngi taw so alka beneen boy bi ku ngor jëkkee gor alka mu ngi jaala moto moo fi taw alka mu ngi jaala mu ngi Banjul West bi so alka nu ko jëyee gannaaw noonu la génnee jaasi bi si baagam bi mu teg ko si kanamam fii after alka nu mu jaalee mu góor ko jaasi bi alka yu jàppale le ma mu goraat ko si kanam fii mu xar fii nii mu ñëwaat mu goraat ko fii nii so booy ñu ngi toog after déet maan mu jug déet maan nu mu ko roosee mu gor déet maan tànkam bi mu gor loo am bi njoor ñu xeer njoor balaa moo egsi xeer bi balance ko mu daanu mu gor njoor loo am bi so mu cross sale mu tasaa ñaari apparente fii nii noonu la ekkatee jaasi mu bëgg a góor abarante tamit abarante daw so mu ngi daw mu ngi bëgg a léegi pour daw mu tasaa solja bi jam ko fetel si tànkam bi mu tëdda yaa ngi boobu. léegi booy bu def loolu xam ngeen ko. booy bi xamuñ ko nag
demba mooy first day ñu gis ko boobu mooy first day ñu gis ko. waa léegi boy si yum jam nii ana gaay gaa ngi ne da lay yóbbu si lopitaan ñoom ñaata la ñoom ñetta ak ñaari apparenté. am na ku ci faatu wala kenn deeyu ok Zeynab plus sorry rek balaa ngaa wax foofu noonu comme si affaire yi vidéo bii nii di nga présent fii nii tey mooy nekk tragédie boo xam ne dafa happen Brikama dafa nekk bi ndaw boo xam ne dafa am mental disorder comme ni ñu ko waxee as the report ni ñu ko soy si screen bi moom moo tëdd si suuf noonu gis nga lifin tamit deret mu si suuf adim balla da nasura ko ne yaa nte nasura ko is very perfect so comme affaire bi nu mu demee daal comme mu gaañu noonu daf doon dem liggéey soo léegi kii comme from nowhere mu gaañ ko te lu ñu nekk di wax mooy si boodaam lu mu narrate si media bi from the source lu ñu nekk di wax mooy moom dafa am mental issues yàgg na balaa moo dem out te dafa dem out mu nekk foofu about like 2 years ñu deport ko waat ngir mental issue bii nii so si tànka tamit les people are criticizing that du sa yóbbuñ ko si tànka ay yoonu te ñu wax ne ni comme moom dañ ko yóbbu tànka 2 times mu escape through si fence bi la dee escape te suñ ko bëggee inject garabaam bi sax pour bu mun a stabilise normalise yooyu noonu daf dee resist so dañ dee mun a involve police yi foofu noonu pour ka inject dorong ala boo roñu ne que police involve je so ñun doo fa ñun fa na unfortunate day ñi ibal ni kan non pour kana ka inject ya rafa mo ta fintital kata ma sibo so ay bo ni barama du likely fang report mi fintindi abo fola 5 kilo nala abo fola wallahi billahi ana talo ni very display la no jang wallahi non tan bayitan lamule iñaaje likely abo lusta blue kilo na lusta 5 kilo do fa family lo sor mi yalan ko bata like ka parce que funding kele so mon da julo ka buta bita kan do ko wala abita kan hostel na kana ka mole balundi ana fam ay tani feti fa fenke tarandi silo contentim so Zeynab bala ma sori si affaire bi rek ma bàyyi la yow tamit nga am wax loo si am ñaan waa tànk-tànk ak ñi nga xamante ne ñooy government bi ndax fii Gambie am na ñu bëri dundee stable so nga war a nekk si mbeera bi o tànk-tànk sa lay wax man lu ma ne naa ñaan mooy fekkee fence bi gaata na leen tere yokka seen fence yi ñu war a bay a ñaay bu ñoo def nii because of góor boobu expect doon ne nga génn sa kër nga nekk ndaw wuy ma xam naa ne li ngay wax ne sa xol bi fees na waaye xoolal wax ko si mic bi pour ñun ñëpp ñu ko dégg waaw baax na élément nga expect ne génn nga nekk ndaw génn si biti nga dem pour daan sa doole expect ne soo génnee yaa ngay wax ne maa ngi dem liggéey waaye expect loo soo génnee si biti la nga fa war a fekk soo dafa nekk lu doy waar first one bi jaasi na ko jaasi bu métti second person bi bu mu ñëwee asi xeer pour dimbale kale na le because bu mu jaasee keneen ki dafa ne kaay leen dimbale ma second person bi bu ñëwee pour jàppale ko mu jël jaasi bi jaasi tànka bi jaasi loxo bi soo loolu dafa nekk lu doy waar koo xamante ne sa parents yi yow lañ yaakaar sa gars yi yow lañ yaakaar amuñ kenn kuy yaakaar yow lañ yaakaar nga war a ñëw nekk handicap amuñ kenn ku leen di dimbale because yow yaa fa nekk góor nga war a génn a dem jàppale leen nga génn a dem asi am musiba nga ñàkk sa loxo ñaaka sa tànk dafa doy waar texte third person bi nekkut kooku kese tamit waaw third person bi tamit daf ko jaasi si loxo because bu mu jaasee third person bi dégg naa dafa daw bu mu dawee noonu dem amali tamit ñaari apparenté si diggante bi riitee ñooñu noonu si la police bi ñëw fetal ko si tànk soo man lu ma ñaan tànk mooy so lu tax ñu fi fetal boobu tamit lu isi loolu tamit dañ ko bëgg a téye mu daw mënuñ koo téye parce que mu ngi téye jaase so loolu tax ñu sut ko so mu ma ñaan tànk wala government bi ñi nga xam ne dañ mentally unstable nañ leen lifin utal feena fu ñu xamante ne tànk mu fa because ñu bari tànk su fa demee dañ dee ñaay o ñu rëcca so loolu dafa doy waar ñun ñu ngi fi ni Gambie fu mu nekk ne ñu mental unstable yi ñu ngi fi ñun mi xamante ne ñoo dee génn guddi naka la ñoo def suma maas ñun naka la ñoo def boo su yàggee du ñeme pour génn so dafa daw yaram te royi su ma xool baa feete because of maa ngi expect koo xamante ne ñu ngi yaa ngi ni boo doon génn sa kër yaa ngi génn ñaari tànk yaa ngi génn ñaari loxo ñoo addi ñu génnee sa benn tànk bi génnee sa ñaari loxo bi famille fi dee yoo leen yaakaar fekk yaa ngi am responsabilité nga am jabar nag sa fu mu nekk ne sa jabar boobu mooy liggéey because yow handicap nga da ngaa toog pour ñaan sara soo loolu dafa doy waar maa ngi ñaan government bi ñu jàppale ñu si ñi nga xam ne dañ mentally unstable naana ndox yow kay yow is ok élément bu dee dang am tuuti kaddu boo si sànni balaa ñoo dem waaw xam nga damay masawu nag su ma la mu ngi garaaw non tey yaa ngi improve damay masawu ñi nga xam ne ñoo si gaañu di jaajëfal police bi nga xam ne moo ko sut si tànk loolu rek la war a def loolu moo woon di solution te police am na right pour def loolu ndax bu fekkee dafa yore jaasi daw amul foo ko mën a jàppee waaye
damay owaat képp ku nekk si réew mi di fi yow ngeen dem jàngiwaat martial art gis nga li dal waa ji nii dal na waa Serekunda gii Serekunda Black Market bi si suuf bis boobu yàlla dafa dogal may wàcc si suuf di am lu may toppatoo ji am benn waaye bu rocc paaka waaw am na ñoo xam ne buñ ma seetaanee dinañ xam li may wax bis boobu ku bëri doole sax punkal rocc paaka gis nga fu mu ne nii ñëpp dañ dee daw bi ma wàccee maa ngi yoree foog naa ñetti iPhone suma loxo dama ko dénkaane wallahi lazim keroog bu du woon ak man mu def fa lu ñaaw paaka bi ma ko nangoo jaaykatu yére buntu place yi jaaykatu yére bi ma ko nangoo laa ko jox te dafa dawoon dem bi ma ko joxee dama ko ne góor yàlla yu toll ni yéen ngeen di daw benn nit war ngeen a xoolaat seen bopp loolu li tax ma indi ko mooy tey am na ku jël xeer di daw di ko songi daanu ki yore jaas ji biir kaama am na ñaari apprenti yu mu gor am na kum gor goraat man su doon man fa loolu yëpp du am wala ku mel ni man ne fa loolu yëpp du am xam nga lu tax very good masalaat dafa am solo te réew mi dañ ci war a focus bu baax te góor mën na koo jàng jigéen mën na koo jàng mag ak ndaw caméraman technique seen ku ne mën nga koo jàng waaw xam nga lii dafa am solo te laissez tey man tey su ma fa nekkoon wallahi la azim waajeeg jaaseem ji laay boole takk billaahi wallahi taala dinaa ko booleeg jaaseem ji ak doole ju mënti yor takk ko benn place léegi kan yu imagine tey bu fekkoon police yéex naa ñëw interview si loolu dina jeexal ña fa nekkoon parce que xoolal ki jël xeer bi li xelam daj rek mooy jël xeer daw ñëw man du ma jël dara te balaa maa gën a kontaan nga daw ak sa jaasi di ñëw si man dinaa ko nangu te du ma ko gaañ moom mi yore jaasi ji parce que loolu njëriñu self defense di nga nangu jaasi ji seef ko moom seef sa bopp das noonu self defense kon na ko ñëpp jàngiwaat ndax réew mi fi mu toll dafa doy waar always moo wax ko léegi nag sample bi génnaat na Zeynab mu ngi nii te gis nga yàlla na fi gëj waaye nañ suuraale ne lu ne mën naa xewaat suba lu ne mën naa xewaat tey yàlla bu mu am muy loo xam ne nag wax dëgg yàlla saat na lool si dëkk bu mel nii xam nga gaañ ay doomu jàmbur doy na waar daal waaw jërëjëf bu baax Elimane Zeynab yow tamit mën na laa wax nga wax sa laaj fa ay kaddu askan yi ak monde tamit lan ngaa isil gaay Rohi jërëjëf di wax réewi Gambie jërë ngeen jëf lii leen laan amaloon Eco TV International The People's Choice yéen mi xamante yéen a dee toog waa diaspora yi ma leen naa nuyu di nuyu Cissé Koundaay nag taay xaama noppi di nuyu waa Cissé Koundaay yëpp ma ne di nuyu ñëpp di la wax ne lii leen amaloon Eco TV International The People's Choice seen xarit la waa rek Zina Monday waat incha allah ñoo leen ko taamal Monday ak Friday Monday bi tam dina daas lépp loo xamante ne mu ngi xew bi réewi Gambie rek nañ ko asi am yéen a yaatal waxtaan yu ñu defa yéen jërë ngeen jëf baax na jërëjëf bu baax suñu one and only lady bi sign bita last one or two the last topic badi jibirla yalan ko it is regarding the supervisor of IEC rohi say tambile be def taka tambile iman na opinion on ka concerning about Zainab Yemim. No, it is not like I do not want to ask you about your opinion. Muniketa time on you okay, Karifa lafta diam you said say mba kal mo flo be la karo parce que Karifa me fena lafta attaque la ko mo la ben defon da man kem bi attaque la de fon Zainab Yemim ko mo ben da ko way rohi yatuna tan ala taw ko mo da say ataminde no worries I apologize Algemol marginalized lamba fola. But mom marginalized them. Time ni wala tinu. Mbarimba. Control technical department for you. Okay, so another 5 minutes. So okay, just 1 minute what I will say. Come Elimane min foja. Elimane kamin for this one. Elimane min for kanyang ko mata bagay min ko martial art mo be nyenta train. Fa ko camera man be nyenta train. Barim tabina da ngol ko policeman or for nyenta train. Because they personal I don't agree with the shooting. Because there could have been other methods iba mutala nyame mi manke sutindi ilmani afanya menata bije with skills minister with martial art asa mutano whether among ashut amabarama so for police wol fana moto ko no million ko we martial art train min sa mutano whether ama shoot because at the end of the day tonya is a question but then it's a question because let me realize wolonko he is mentally unstable. So there are things that we don't expect. yaa ngi wax lu am solo loolu suñ policiers yi am nañ jàmbaar lañ lool waaye mbir yi that time option boobu rek la amoon pour def loolu although noonu ñu ngi try si martial art bi bu baax comme ni nga ko waxee léegi am na solo noppi rek nga bàyyi ko mu ci pare ma wax du dee nangu Abla mun la attaque de am nga kii yaayam la loolu rek laay wax man in as much as important but then man foog naa ne we should have better methods than
sut ko su ko sutee mu dem laal ko feneen tey jii nii moom mi ngi lopitaan moom tamit war a wér war a faju and all that so mental issue bi tamit dëkk bi nag foog naa teel a faju moo gën a important man mi mun naa am mental issue waaye nag fii amuñ fii ay psychiatric hospital yoo xamante ne soo ne dara sax da nga depress Gambia fii nii dañ lay woon ne yow déedéet tànka dofuloo ngay buur si dëkk bi comme kii lu ko dal nii duñ jóg pour faj la dañ dee liit faj nit man am talking from experience man am naa oncle bu am problème yii nii soo tànka dégg la fence bi comme kii lu ma fence bi nag guddana pour man guddana ma loolu laa dee wax pour man guddana waaye I don't really know ñoom nuñ dee def beñaay man sax xaw ma ñoom ñu dee def beñaay foofu noonu tuuti no comme like léegi loo nekk di wax mbiri tànka man sax loolu laa bëggoon wax because Zena wax na mu ne comme like génn kati guddi su naata bi dañu ne sila la te si ñooñu nga bokk te famille bu nekk daf dee am sara te man tamit may suma sara famille bi so nangul naa ko gaay parce que man génnakat guddi la mais comme ne lu ma nekk di wax martial arts bi is very very important kii wax na ko lu may wax pride will never help you to rescue your soul feeling big will not help you if you comme like nga fekk certain incident mu ngi happen nga fekk certain incident mu ngi happen dawal jëlal sa tànka bi nga daw su ebo ga ñu ne kii dafa perfect you are saving your life if you cannot defend yourself why would you run so loolu noonu laa bëgg a wax naal taal ma be kéré al simol bi je al kana som fan ya satal ñal sa al boji ñaan ngo yu ila léegi yow ma laaj la bu fekkoon ne laissé suñu boss Sirifo moo ko fekkee da nga koy digal mu daw waaye Sirifo mu daw vitesse dina garaaw kii du digal Sirifo sa de bu dee exemple man ak Sirifo ñoo nekkoon si yoon boobu sax mais bi ma may mujjee sa save Sirifo sax Sirifo dina daw mu bàyyi ma si gannaaw kon baax na kon mu ngi doon roye mu ngi di boppam si gannaaw de waaye okay bari jubelal insan fante bina last one to mikela last topic ti ko afanan brot tabake si topic bu ma ñonu waaye comme ko time bi meed ñu tey dañoo foofu noonu tuuti rek ku nekk mu cambax tuuti rek den inshallah monde su ñëwee dinañ am moo lu ñoo wax foofu noonu ante tamit IEC supervisor bi moom dafa resign place am bi Yankuba Dabo ñëw na si Facebook mu comment si loolu so little note moom fa xaaral ma read ko ñëpp ñu dégg ko Gambia Politico si num ko starté we celebrate the IEC supervisor who resigned. This IEC supervisor Ansumana Cisse no this should be Toure is a mistake Toure len Ansumana Toure should be celebrated for resigning from his position than to succumb to President Adama Barrow and his NPP party thugs intimidation to register ineligible voters into our electoral roll. We expect nothing less from the rest of the IEC staffs. We request our online fundraisers to organize a GoFundMe online fundraising for him to make sure he gets fully compensated. We must not allow NPP to hold this country to ransom. We saw no to fraudulent elections in the Gambia, no to electoral fraud in the Gambia. Ñeneketa Yankuba Dabo fana nakuma kondi comme report bi num ko sowe rek IEC supervisor bi mo resign ngir buguta register ñoo xamne they are ineligible comme ñu nekk minors ñoo xamne matuñ 18 years loi bi wax exactly ak foreigners mom lo mo taxit mu resign ci position am te lolu depuis lo mu happen rek many people are happy with him comme citizens they are happy with him parce que mom dafa def lo xamne bàyyi la ñu waxtaan parce que dafa def loo xam ne dafa jaar ak yoon te loolu lañ expect si koo xam ne mu ngi position boobu noonu te IEC our problem and everything lies within the IEC si 2026 bii nii understand ngeen parce que li tax ñoom ñoo yoree affaire bi yëpp si ñoom la ñoo mujjee ñoom buñ bugga suñ buggee Gambia mu suffer Gambia will suffer if they don't want Gambia to suffer Gambia will not suffer so they hold our faith ñoom ñoo ko yore aside from yàlla ñoom ñoo yore suñu faith si 2026 bii nii te kii tamit si seku nanko bi déedéet Touré ku nanko bi man personnellement maa ko wax jërëjëf bu baax ci si tànk bu mu jël nii waaye est-ce que tànk bu mu jël moom la war na jël man kontaan naa si moom waaye kontaanuma si moom si naka waaw comme dafa am lu loi bi wax ne Ablaye mii bu indiwut fukki nit ak juróom bu ko kenn xool fii ak Ablaye indi fukki nit ak juróom waru koo xool corruption bu ma bëgg a defloo ak lu ma bëgg a yóbbu damay am sama dignité ak sama personnalité toog si poste bi liggéey pour development of the country waaye tey bu resigné
ñu jël ma man teg ma fa li mu doon bañ fooguloo ne mën naa am waaw foofu is very important waaye fooguloo ne there are certain conditions foofu noonu ñu ko nekk di soraan moo taxit moom tamit mu resign condition bi lu mu mënti doon dañ ko yaakaar du ma gudd condition bi lu mu mënti doon dañ ko yaakaar moo tax ñu teg ko fa te ñu bëri mu ngi kontaan si moom si lu mu resigné ok baax na sàmm na ngorom ak personnalité am personnel li moom individuel waaye ndax du ñu jural gàllankoor pax boobu mu génn kiñ fay teg tey xëy na moom yàgg na faa nekk di am lu mu doon fay understand nga li ma miin waaye tey génn na fa suñ fa tegee kenn est-ce que tey bu ñu la fa tegee lycée yow Roy man doon bañ nga nangu ko est-ce que du ma indil jafe-jafe ma jàppale su pare rek dina la jox war do fon sa ñu sa bingo me sa tey jël naa time bi bari dem ma fa 1 minute après so da ne lo because am na lu bari lu ma fa war yalon bari teke la jan hari de mol tel de mol believe ta wala ko bay ko bala mo ko ci jam wala bañ ko non kabaka ako powers corrupt absolute powers corrupt is the system that it corrupt itself so speaking of corrupt put nañ ko fa so mom the person did not protect his or her own integrity understand obviously ku fa ñëw kooku noonu tamit dafa corrupt ak loo wat tamit comme like d'accord masi comme like abi min foka so say this guy resigned because the guy is loyal so say that will open another forum to the other guy that is coming so that person will not able to be honest comme la ñim problème ñu bi hastata mba fulo kan kuno birin jita jandamba mbenta live fe sane barama TikTok live mba jibe ka adiyanta ñin ko mfura da fosu kono because it was topic of interest man domor mbota je mba ma yanki fo jami san taro je mbel live jibe kan fo 9 o'clock atabe UK fo birin suwo kuta UK ay live ñin ta aya this how the scenario ñin ta ñam mole nim bar certificate kuto natana anatan nan ka resign aka ko barite ini de nim bar certificate akuta yata bakel but at that spot the guy did not know that the guy he is communicating is working on the IEC aka ko bangura tole nyin dadanye but bangura tole nyin dadanye UDP they also had that there is one bangura in Joshua who also is making the same so they connect the dots. Send Joshua Hannah. How much old Joshua? How much new Joshua? I cannot come like why they gonna know that Bangura is in Joshua. The first name was not mentioned, but the same Bangura that provide this new one is the same Bangura also UDP suspect that come like what about the Dakanya. So now obviously now 14 dekekane and he cannot be corrupt. So the only thing the person can do is to resign in order for Yamalakon. Umar didn't say this is it. I never talk about that issue. I never argue about that one. Umar come problem mo happen but Umar amal for ya kanta. Hey, harama dung hari be falil for ya kanta. Hey, as a journalist, if you lose your credibility, you lose all. You lose everything. Me, the people who are sympathizing the guy, you know, if you have nyawur, we are communicating, we are doing dialogue. And I have not demo. Poli lo lendewa dimo hebani hayda bas wona kongol ma sa wasi kongol ma reka hebani hayda man ni ngol fanan ko for ya mu kongol as a journalist, as a media personal, if you lost your credibility, you lost that moment. So niya minke anyantaka wala that Umar and Sidi case, I have never talked about it and I will never advocate about that one because niya minke anyantaka karan from that Umar because that incident happened first before this one. I have a Umar protect his integrity, or likewise I am also going to do it. So no if certain things keep happening, even if you want to be corrupt, eradicate the system because you will see people who are, and what young Stavo is advocating is very, very good because one, I cannot resign today as a chairman or supervisor of IEC because of one, I protect my integrity, which is fine, not for is what I have. I protect that one, not an state. So obviously I have a family to feed. That alone can cause me a depression. You understand? So what these people are doing to do the go for me is also good. He can use that money, maybe invest or do one or two things which is can also gain him another support or another revenue. So come here. Sometimes, hey, poverty is very, very bad. Just now, so the maybe nyaka do they go yala suna japa bisa sa iman bisa
den ko dee mën a ñaaka on na sa te nit moom soo gëmutee dara moom lu nekka mun na la faa fekka on na sa kii léegi resign na without expecting nothing who knows GoFundMe bi ñaata la mooy am si boobu noonu so comme like you need to have faith on na sa diggante ak yàlla nga xalaat ko that is the most important thing on na sa maybe moom diggante ak yàlla because kii soo accepté forging boobu noonu and ñu dem election bi ñu gis comme like maybe Adama Barrow sorry for mentioning name NPP and maybe GDC, the difference is only one vote, and Bogai Forge was the reason that NPP emerged victory. Well, himself, knowing that this was the unruly behavior that I did, if it was me, I will never forgive myself, because it's something which you know that if I die, ala ben kiti bola, ala ben mako na maninka ko. Yàlla du ko baal loolu nga bëgg a wax. Waaw yàlla du ko baal. Man nag lu ma ciy wax mooy comme lu Eliman ak Abla you all have a point. waaye man lu may wax mooy ne di supervisor def na paatam. mooy ne gis na ne lu fay dox rafetut pour moom am na moom mun nay mel ni comme yow xalaat bi nga am mu wook si pour change ko waaye su fekkente ne moom gisut loolu mu gis ne ma bàyyi kon parce que mënuma ci dara ma génn ci kon moom def na paatam léegi paati kan moo des mooy ñun as citizen ak government bi si boppam forging bi du tey la commencé de yaaga na te fu nekk nag suñ célébrité bi ñu ngi ko fay dégg forging bi fu mu xew rek bi dégg Sidi Ndiaye comme waxante dëgg rek léegi comme affaire si mi ngi waaye nañ waxante dëgg comme lii bi kooku def na paatam moom foog na ne this one I cannot take part in it te mënuma koy change the best thing that I can do is to resign moom mu resign Yankuba Dabo as a chairman gis na ne kii su resigné soxla na lu mooy toppatoo yee njabootam mu gis ne ñu defal ko vote for me pour ñu help ko waaye ñun as citizen and government lan la ñooy def pour ñu mun a stop lii nii parce que lii mënut a continue parce que lii su continue we will have a bigger problem to face during elections te here government has a big role to play there parce que léegi problème moo tax kii mu resign léegi investigation should be done exactly the one that is responsible should be caught exactly government should do an investigation what happened Lenny UDP they are preparing for the revising court so obviously they will take this thing against the government. So there's going to be a revising court. All these are evidence which you know that the oppositions, because UDP is the main opposition that is talking about the revising court. But if there were also opposition, because UDP just were coming like the NPP government is bringing foreigners, which you know that I cannot. So but they also have their own evidence saying that come like they are registering minority way comme la information yooyu noonu lañ jot so bii nii tamit dafa avec la gari evidence la di comme la evidence means at the revising court they can even publish this one so obviously nu loi tata kuke aseke Luala Minkela Darwaka. What have a role to play in this? So, in as much as I said, the supervisor did his part. Yanko Baba part because I just call Mola Mianko, Dimbati, or long as Mako Kudu. But when you tell no water, the issue cannot just stop there. We need more details on this issue. We need investigation and we need accountability and justice to be served. Because when you make a fini, kuneka di wasa opinion every day. Fraud will me am te bente. Gisun kunti, gisun kunne killing tea and lila def. Kon gurbi nam you just change unit tamit as citizens of this country we deserve some respect na. Sendika bi amatul loi. Merci. Ma jox la rek nga tëj rek li ma bëgg a wax déedéet dama tëj dama la jox nga tëj balaa ngay tëj dinaa tëj déedéet li ma bëgg a wax mooy jeex na léegi wax nañ ñu ko léegi yow xaaral waaye topic bi nii xam naa duñ ko mën a waxtaanee waaye li ma si bëgg a wax mooy bu fekkee fu 10 people dajee 9 yëpp di korop one person bi nekk si dëgg bu demee ba sonn dem design toog këram bu yàggee réew mi yàqu si suux lañ jëm man li ma gëm mooy su fukk yëpp di yàq benn nit nekk fa te ne si dëgg na fa ne ak ñoom that's my belief man. loolu tamit important. loolu laa gëm. parce que xam nga yi dama si am expérience damay nekk si ay mbooloo. di taxasoo ak ñoom am ñu bëri ma gis ñu ñuy doxalee. corruption yu bëri dama koy gis. mais tey buñ la yaakaaree si réew. fukki nit ne sa ginnaaw tëdd dina law yaakaar la nga ne si naaj bi buñ wax ne naaj bi daa tàng nga ñëw si kër gi toog. jëngul si naaj bi
pour dimbali leen noonu ñu toog yaakaar la. li nga nekk di wax am na solo bu baax. te ñëpp war nañ koo reconsider waat incha allah dina ñëw si loolu noonu tam parce que waxtaan bi dafa gën a yaatu. so Badi Jiber Lalo Abdoulaye Mba ñun dañuy def close ne Saturday time of bantal your time is over. Roy li muy wax ni loolu du gaaw am de nee na boobu léegi ñu ngi xaar gisaguñ kenn ku ñu jàpp doo ko gaaw a gis dama. Waaw ñu ngi toog nag di xool baax na Badi Jiber Lalo felenti national programme o bandulato bi nga ñina sotale jang Eco TV International the People's Choice la soto Badi bu ko la mono hani biya be janaba lari nga leja alla do mandi maya datila ma bandu parce que asiya ko la nada Eco TV show la dalta ka min kala dro extraordinary ko la di dum ko min kacha akumaya tabaka do inshallah binal ne ko tenke ka pusi fa jama kacha pour ka je ko Gambia ya fan soto Gambia citizen be ye fan soto ye fanje banko kan mo be yalon ko imu Gambia noti sen janenta bal jam fala ko hono dro man ko lik so bula ya fale ko bye bye fo tenelu inshallah iliman mala bay nga wa askani bye bye waaw man nag dama amoon mbégte kontaante lool si teew gi ma teew fii tey di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi rek yàlla na yàlla dimbale la ñi amul xar yàlla na leen yàlla may xar ñi amul ñu nekk ci gannaaw di jooy yi fi xar waaw yàlla na leen yàlla may yëri julli su ko defee ñu dem ci passé moment tabaski bu neex insha allah rabbi ñu ngi ci jublu bi si des mooy émission tey bi dama koy jagleel sama benn booy moom laa koy may muy booy bu ma jox cër booy bu baax Moodu jaaykatu café la moom nee na toujours daf ñuy seetaan di ñu bëggee moom Eco TV teleem la soo kon mu ngi noonu dama koy nuyu bu baax mu ngi am place fii Sénégambia garage bëgg na waa Eco TV yëpp xam naa du ñàkk dina ñëw te yow tamit balaa ngaa sori maa la wax congratulations parce que sa jabar dafa wasin am nañ doom ñëpp ak Jiber Lalo bi ba Jibero na Iliman kee kenn waaw ala mu soom koy tudde nag balaa maa sori Adama Barrow non jigéen la jigéen la léegi après loolu dinañ ko waxtaanee si kanam déedéet dama bugg mu leer fii nii bugguma leen dem na leer fii koy tudde xoolal kanam yi nag waaw su nekkut man waaw buñ génn si suñ département bi buñ dem caméra crew de technical département déedéet waaye léegi garaaw dinañ ko kan si Ndiaye sama doom baay muy lu am solo damay jagleel sama boy boobu daf leen di bëggee jaaykatu café la day bëggee télé bi teleem la da koy seetaan day nekk si place am di jaay café waaye di seetaan Eco TV te bëgg na di ñu ñëw di ñu may café ñuy naan am place fii Sénégambia garage di Moodu mën café lool di jàmbaar lool ñu koy jaajëfal man moom laay may programme mu tey bi na ngeen xam ne Eco TV ñëpp ñuy seetaan même gis nga ñi nga xam ne yàlla dañoo muur seeni bët sax dañuy déglu Eco TV ndax waxtaan yu am solo yi ñu fi waxtaan di leen jaajëfal bu baax di leen jox dig dajee ba monde di wax ne jërë ngeen jëf si ñaan yi am naa du tànk mu ngi noonu xanaa dinaa xool ku ma koy tuddee après. baax na man daal maa ngi déglu. waaw damay bañ kenn mel. jërëjëf bu baax Abdoulaye mais bu la doro yaa fa Jiber Lalo ko ne ko mu tàggatoo si 30 secondes. mbe min fala Jiber Lalo ala baraka baake comme tolle natal yenan ñu jang Eco TV International the People's Choice mbay comme like alfanan alkamo jibe baake la so ngal danela minna hadama dinyo nu dankuto be na tema il faut ko mo allon fulol mandinkol banken sanawolt mandinkol se kenon sanawolt dula kilin natara mandinkol be badibo ntol be kiya we see that joking relationship ntol fulol bi nun lota we a tribal land for against the mandinkas which you know that sanoyata nitam because sanoya be nin jola le tema sarahul and sidol yeah within ourselves and maso dan ni way mandinkol sano yalla ben way sano yata ni tema dam ko tole ben ni tema no ko fa ni yalla ko amanten somade ala te yam fula ñew ko wala te sen ala bu ge bu la foy fa hadama dum ni keresi bam ko dunya ko na jam aka teling la won dam ko to be ni momo tema il faut ko mo a try along against that not only the fullers because fulo ni mandinko no sano ya so we only have this and badibu fenko we have this and this jola Eliman may mama wa we have this badibu and this kiyam joking relationship among the mandinkas and the fullers but nevertheless dankuto wala ben naltima so mbe mobe mandinko what they will say about because this tribal line najelo ka bota fulole kon so that's why I am emphasizing because of quality so saying be mental float that no fem for mandinko it will bounce back on us because there is no joking relationship among us dankuto wala ben naltima so election no fela kan comme lay musse bam fulbe onon be wona lad ni
mamma ley dendiragal ala hakkunde mon ana foti accit hakkille no bete ko haalanta ko on because sa haalani ɗum ina wawi artude ma te joni Allah woppata neɗɗo ha maaya sa waɗi ko boni ko toon nde o hollirta way o hollata ma en so mina on wiya this is Eco TV your favorite TV on wawi ɗo jooɗo on laara yimɓe ɓe so sponsor saji ɗi ɗinne so wawi lombuga e juuɗe mon ɗe ɗum nemnani men weltoto henno ɓe on jarama hattane jungo makko Allah moom yo kan ne ko keneen ki koo xam ne laakam mënu koo dégg baax na Zeynab tàggatoon si Joola waaw bu dee dëggal assalamu ko jamaat uɗoji programme je baju jaat Eco TV International the People's Choice njiya añelo atiyu Zinam ɓe monde inchallahu rewa la ilaha illallah waroon kii ak ay yow kii Joola du si sori de yow ne ko Ablaye ak Digri ñooñu dégg nañ seen làkk waaye yow kay joxal Kadi mu tàggatoo jox ko baax na Kadi anyways comme ku nekk dee làkk-làkkam vraiment fa la bari njiwir yàlla ni lomwir laal yeko jox leen dig dege be monde barinto wonta manke fentin to ka be balance la nga be fo man dal toñu ma ken toñu ma jere ngeen jëf ci ànd bu ngeen ànd ak ñun see you on Monday inshallah ok Kadi abaraka bake bari jubir la felente natanam programme mo bandulato bidu ko natana vodata bandulato tenting kafuna technical department fane ko ala baraka bake alla wonderful job mi yalon ko albaki kam viewers all alim follow Facebook TikTok Instagram and YouTube